waaw salaamaaleykum mbokk internet yu Bingué TV tey comme ni nga ko gisee ñu ngi nii di dalal benn ndaan boo xam ne kenn doon ko présenté ci Parcelles Assainies ci politique ak ci sport muy Khadim Gadiaga ndax def na fi loo xam ne tey moom rek mën na présenté boppam mais du tee dañ koy bàyyi mu nuyoo présenté wu suñu mbokk yi Khadim na nga def. waaw ñu ngi lay sant Diawar. di sant yàlla julli ci yonent bi. di sant nit ñi suivre ñëpp. site bi nga xam ne tey jii mooy site Parcelles waaye. di nuyu waa Parcelles Assainies yëpp. ci kaw ba ci suuf. sans distinction. kilifa diine yi. kilifa aada yi ñiy def politique. ñi nga xam ne itam ñoo nekk ci sport bi ñu ngi nuyu ñëpp. donc Khadim yow yàgg nañ la gis ci politique gu Parcelles di la gis tamit ci sportu Parcelles mais ñu gis ni depuis un certain moment dafa xam du sax recul dañoo gis ni gisuñu la ci liste yi nga xam ne moom mooy jëm ci élection municipale yi nga xam ne moom mooy ñëw te ku xam Khadim xam ne ku yàgg yëngu la ci politique ñu bëgg xam ba da nga dem recul wala dafa am lu waral lool lan moo waral lool tey. waaw xam nga politique nit ku ne da ngay am kilifa. da ngay am référence yaa koy choisiral sa bopp. ñun yàlla dafa def. élection locale dama génn 2014. yàlla def ci liste bi ñu bokkoon coalition bi ma génn ci comme conseiller municipal. ci biir conseil bi aussi tamit ñuy liggéey ngir Parcelles Assainies. donc yàlla def aussi ma nekk naa conseiller 1 an xuma 2 ans doog a mën a xamante ak Amadou Ba ay kilifa biir APR. jël ma teg ma ci loxo Amadou Ba. ci ndigalu président de la République. ma ànd ak moom it di liggéey. donc nit da ngay am kilifa. looloo waral rek te ki ñuy àndal dafa doon nit ku élégant. nit ku calme. nit koo xam ne lépp lu muy def ci dal la koy defee. loolu moo tax ñu changé fusil d'épaule. di doxalee comme ni muy doxalee. kon bu ñu déggee sa wax ni dafa mel ni kon tey Amadou Ba du moom moo la def lii nga nekk ci politique daf la ci fekk ànd ci ak yow. loolu mooy dëgg. parce que tey jii sport lañ njëkkee jógee ci sport tukki liggéey comme ni ñëpp di def ñafe moodu ji ñafe ñëw di dem di jaabante ñëw dem boo xam ne war nañu tekki dara war nañu apporter suñu pierre à l'édifice ci Parcelles Assainies ñu poser suñu candidature. te boobu bu ñu koy def amul benn sportif benn lutteur wala benn sportif de renommée au Sénégal boo xam ne mos nga présenté wu sa candidature. ñu gëm suñu bopp campagne 14 mois. doogu mën a am benn coalition boo xam ne ànd nañu am 3 mois yàlla def ñu liggéey ci liggéey boo xam ne fes na Sénégal yëpp gis nañ ko renseignement yi nga xam ne ñooy joxe présidence ak ñëpp gars yi xam ne kii kat am na lu mu représenté biir Parcelles Assainies ñu def lépp ba ñu ànd ak président de la République te bu ñu ko àndee moom léegi rëcc wuñ ko. ñu koy saluer de passage di saluer aussi suñu wet si Amadou parce que nit ki bu la wooyee ba nga ñëw si ngeen ànd di liggéey mu wala ba nga ñëw ne la dama laa jàpp comme xarit te damaa bëgg xarit googu nga doxal ko. ñu taxaw di ma meeting ko suñu biir koñ mu ne Khadim Gadiaga suma xarit la. kon kooku lépp loo xam ne da koy yàqal wala da ngay def lu koy loo xam ne sa yëngu-yëngu. na ma daan demee ci fugg ak ci doxalin. dama koy wàññi ngir li nga xam ne moo koy protéger. mais di xamal rek ni comme ni mu déroulé ci conseil municipal bi ci liste yi nga xam ne moom lañ defam man sàkkuwuma pour ne dañ ma dugal ci liste. parce que man bu ma bëggee dugg ci liste nekk naa conseil ba pare. loolu nekk da nga koy nekkaat conseil affaire u jeune la. en plus di wax ni conseil man suma sañoon jeunes yi la ñuy gën a propulser ñu doon ci lycée man tardivement laa jox sama carte d'identité Badou Diouf sur les instructions de Amadou Ba ak Badou veille bi ñuy guddee mu ne ma suba boo ñëwul Khadim man Amadou Ba ne ma il faut rentrer dans les rangs ngeen ànd dugal sama tur sama carte d'identité man légalisé wu ma ko carte d'identité brute laa jox Badou Diouf moom moo ko légalisé donc kooku kërtiwul woon xërtiwul woon je ne suis pas obnubilé d'être conseiller municipal parce que li ma liggéey ci conseil municipal bi Parcelles ku ne xam na ko ñu nekkoon ci conseil municipal ku ne xam na ko xeex nañu ñafe nañu ba stade bii bu amee tey ñu bokk nañ ci lu ci suuf donc ma nekk ci ma ñàkk ci nekk Khadim Gadiaga demeure un digne fils des Parcelles Assainies ci wàllu sport ci wàllu politique donc damay rafetlu aussi jeunes yu bari ni ñuy ñafee tamit boobu am ay seen liste bopp loolu dañ lu ñu rafetlu la parce que àdduna kenn waru fi nekk éternellement man Moussa Sy suma frère la man ma bokk naa ci man ak Mamadou Gueye l'original ak Pa Sougou sama téléphone la wax ak Amadou bi problème yi amee ñuy xeex maire ba man sànni nañ ma ay xeex nañ fa mais loolu ça reste ci yëfu politique yëfu xëccoo
mais bi ñu demee ba xam ne ñoo bokk war nañ ànd man bokk naa ci avant muy toog ak président ak yii di am nii ñoo xam ne ñëw naa bureau mu waxtaan ak moom te combat bi man maa ko doon mëne man sama téléphone la wax ak Amadou Ba ñu ngi toog après ñoom ñu continuer comme ay kilifa da nga koy indi ba pare nga retiré donc ñu amuñu benn problème d'animosité ak moom ñoo bokk koñ ëpp na plus de 35 ans mu doon suñu mag ñu doon rakkam muy ñafe vie am ñuy ñafe suñu vie mu def chemin ñu def suñu chemin donc lépp lu mu xam ni yàlla may na ko def na ko lenn rek la doon loo xam ni doonuñu ko muy maire ak député ak naan te aussi tamit ñun ñoo ngi ñafe ñoo ngi ci tànk yi waaw mais ñafe nañu ànd ak dignité ak fulla ak fayda ba kenn yabuñu moom yabuñu ñun yabuñu ko mais nit ki doo nekk fenn éternellement aussi même boo xam ne dañ ko désigner ni moom lañ désigner pour mu jiite parce que nawetaan affaire localité affaire nawetaan ku ne mën ngeen bokk mais ay quartiers yu wute la ku ne quartier bu ne am na ay réalité quartier bu ne am na yoo xam ne seen réalité bokkul mais 14 ans boo ko defee ci mbir man gis naa ni da nga war a pousse keneen ni maa ngi bokk Benno Bokk Yaakaar di jàppale président Macky Sall na leer nañ di jàppale Amadou Ba ànd ak moom lu mu wax laa wax lu mu waxul waxuma ko mais am naa suma opinion boo xam ne Parcelles Assainies fa laa xale woo màggee fa yaroo fa te dama fa laa bëgg lépp loo xam ni am naa ko parcelle la ma ko jox lu ma amit dinaa ko delloo jukkal Parcelles Assainies def nañ social def nañ ci sport taxawal équipe bi gën a mag bi nga xam ne mooy référence Parcelles Assainies may ñaanal Demba Ji yàlla yërëm ko xaare ko àjjana ñu ànd ci liggéey ci ba mu doon tey lu mu doon ba Modou Lo doon lu mu doon ñu doon sportif ñu naan ñu kii bu tosé candidature un lutteur nangam ñu ñafe gëm ko ba bokk donc am nañu pour wax ni Parcelles Assainies soxla na 109. léegi dogguma la Khadim mais si 109 boobu nga wax noonu da nga ko wax ci say biir wax da nga ne nit bu defee fenn ay at yoo xam ne toll na nii dafa war a bàyyi te fan yee passé dafa am ay ñu fi génnoon ne Parcelles Assainies tout sauf diw tout sauf Moussa Sy léegi tout sauf moom boobu est-ce que dafa am kenn koo xam ne par exemple Khadim moom da ko xalaat wala waa parti bi dañ ko xalaat ne diw moo ñu doy fii ci Parcelles wala. waaw xam nga tey jii liste conseil municipal damay rafetlu yenn xale yi yu ci dugg mel ni Lamine Diop 11 bokkuñu ay conviction politique mais ku ma gëm ay réalité politique am la parce que xale la affaire conseil municipal yëpp xale la dañuy chaque fois. conseil municipal bi majorité bi li ci ëpp ay troisième âge bu ko defee maire bi bu jëlee ay décision du am ñoo xam ne dañu mën a taxaw riposter duñu mën a taxaw xeex mën a taxaw def ay motion man daal liggéey naa ci loolu ñu mel ni ñoom Malick Badji ñu mel ni ay Mamadou Gueye ñu mel ni ñoom Lamine Diagne ñu mel ni ñoom Bassirou Ndiaye et j'en passe bari na ñu mel ni ñoom Badji bi nekkoon AJ/PADS Taïb Ba ñoom ñëpp ay jeunes lañ yoo xam ne tey jii Parcelles lañ gëm donc ñu mel ni ñoom Lamine Gueye bu ñu duggee ñu mel ni ñoom Sissoko bu Cogère ñu mel ni ñoom Fallou Pouy ñu mel ni ñoom bari na am na beneen jeune fille boo xam ne mi ngi ci wetu Amadou Ba. Sophie Ndour am na tamit Mame Marème. Mame Marème ak ñoom. force conviction ñoom Mame Diarra Diouf. ak ñoom. waaw Ndeye Yande ak rakku Toumani Diallo bi nu mu tudd sax te mu am fugg ni te am diction damay fàtte turam dina ñëw te moom ñooñu noonu moom place bi bu boobaa ku fi mënti nekk maire ñoom dinañ taxaw mën a défendre les intérêts des Parcelles mais dama part man ma nekk conseil ma ñàkk ko nekk Khadim doon na li mu doon ba pare foo laajte 98% sénégalais boo nee kuy Khadim Gadiaga xam nañ te loolu kenn mayu moo ko lu dul sama ñafe ak sama gëm-gëm bi war liggéey jotee damay liggéey bu politique jotee damay politique bu politique jeexee damay liggéey fii laa dëkk yaroo fi màggee fi mais Parcelles Assainies moo soxla changement du ma ne tout sauf Moussa Sy parce que c'est notre frère mais Parcelles Assainies man sama conviction personnelle dafa soxla changement te aussi damay saluer l'élégance de Amadou Ba élégance bi nga xam ne moom la am parce que dans ces genres de moments là dans ce genre de situation nit la koo xam ne ku am élégance la ku am calme la moom bu lay wax ak yow chaque jour lay wax ak yow ci calme wax ak yow ci dal moo tax yu ci bëri dafa soppi suñu doxalin soppi suñu ànd ak Amadou Ba mu nekk premier ministre mu ñàkk nekk
premier ministre loolu yëpp ñun du nekk lu ñuy jàpp suñu ànd ak Amadou Ba dañuy ànd ak moom avec ci loyauté dañuy ànd ak moom ci gëm ko en tant que personne parce que nit ku dal la nit ku baax la te yar la mësa woon Moussa Sy mësuma toog mu ne ma Moussa Sy nanga wala nanga parce que nit ki ku loo xàkkaan mu ron looy wax ko donte dañ lay rey mais am na suñu conviction bopp Amadou Ba àndam ak président Macky Sall dara du ko mës a yàq même lu ñu mënti wax mi ngi nekk di liggéey donc démb mi ngi woon Saint-Louis dina demaat feneen mais ñun waa Parcelles Assainies je lance un appel aux Parcellois di leen wax ne c'est le moment bi nga xam ne war nañ changer suñu commune ni muy doxee parce que boo xoolee stade bi c'est le président Macky Sall ñun ñoo xeex fekk maire bi tamit ñafe na ci liggéey na ci mais amul woon doole pour yeggali ko c'est le président Macky Sall moo génnee ci budget bi 2 milliards ci biir conseil des ministres bi amoon Tëngéej conseil des ministres décentralisé dañu amoon ay jàppante ay échauffourées yu amoon ci maire bi mu yëg loolu ba man mii ñu téye ma ci ñuy defal ay t-shirt rouge di laaj suñuy stade ak jeune Parcelles yëpp parce que stade bi yàgg na te ñun fu ñu am parcelle ñu ko gënal président Macky Sall jël ay décision ne stade bi dinaa ko yeggale donc président Macky Sall gàcce ngaa la police bi ñuy wax aussi à l'unité 15 président Macky Sall moo ko defal jaarale ko ci ministre de l'intérieur seen budget ba mu pare donc Parcelles Assainies comme ñi yeneen communes yi di defar ñun la ñu bëgg a xam bu dee piscine bi rafet na mais am na yeneen priorité moo tax nag képp koo xam ne yàlla def na la ngay toog maire na nga gestu Parcelles waaye te nag ñi ci nekk nañu gëm seen bopp parce que ñi nekk ci réseaux sociaux yi nous sommes minoritaires groupe WhatsApp boo dem du dépasser plus de 100 200 300 400 personnes mais il y a plus de 98 000 votants aux Parcelles Assainies ñiy voté ñu ngi seen biir kër ñi nga xam ne dañu bëgg a gagné nañu dem seeti ñuy voté wax ak ñoom seen au dernier moment ku ci ne am nga sa décision te aussi ñu def ko ci fair play ñu xam ni Parcelles mënu nen la Moussa Sy xëccoo nañu ñoo bokk benn quartier buy dem day romb ñuy meeting buy dem day romb ñuy def ay show bu ñuy dem dañuy romb Badou Diouf bu mu nekkee at dañ daan wax téléphone et tout te teewul dañ ko def ci njëkk ak teraanga yàlla jox ndam Moussa Sy ñun ñëpp ñu ànd liggéey lu ñu war a bañ ci conseil municipal ñu bañ ko ba jaral ñu xeex jaral ñu gaañ ànd ci ñu ci war a ànd mais teewul yàqul dara suñu diggante donc li ñu leen di wax rek moom mooy politique du rayante du violence ñun Parcelles waa xamuñu loolu keneen ku mu koy def bu ñu ko intéressé mais le moment bi nga xam ne moom la ñu war a changer sonné na xam ne ñoom Bokar Diong waroon nañ dugg ci conseil municipal bi ñoom Djibril Ba ñooñu ay nit lañ ñoo xam ni mënoon nañu indi seen pièce à l'édifice seen pierre à l'édifice ci biir ñu commune bi di doxe donc nag Parcelles waa yi ñoom ñooy jël seen dernière décision mais man maa ngi réitéré suma engagement aux côtés de Amadou Ba fi ma toogloo ma toog fa fi ma yemloo ma yem fa li may def ma def ko di ñaanal Parcelles waa yëpp jàmm di ñaanal suma lutteur suma xarit Modou Lo yàlla may ko ndam di ñaanal aussi Parcelles raw ci commune yëpp di sant ñëpp di gërëm ñëpp. jërëjëf kàddu gi rafet na xarit donc amatuñ sax luñ ci dolli parce que bëggoon naa ñu dugg ci Amadou Ba mais tënk nga ko yëpp dugg nga ci Amadou Ba lancé nga ci message tamit. Amadou Ba. ñun bu ñuy waree liggéey. parce que dañuy gis ni da ngeen am relation boo xam ne relation bu doy waar lay ñaar te fan ñi dégg nañu ay coow yu fi am premier ministre ñu naan moom la ak du moom donc ñu bëggoon rek nga xam comme li ñu naan olof naa lu mu wax rek da ko foree ci gétt ga fële ñu bëgg rek nga wax ñu si tuuti ci loolu. li may wax rek Amadou Ba dama koy souhaité yàlla def li gën ci moom. ñun bu ñuy ànd ak moom lu bari xew na fi mais taxul ñu bàyyi taxul ñu sori mais relation moom président relation bu rafet fu mu toog ak yow danaan la rentrer dans les rangs resserrer les ceintures ñafe leen liggéey leen ci calme ak travailler dans le calme bu leen histoire du nitu histoire du nitu coow nit la ko xam ni ay convictions personnelles lañ gëm ci moom ci générosité envers les Parcelles Assainies et envers tout le monde ci yaram ak tegginam parce que Serigne Bamba da koy wax day wax ci yar ñuy wax ci yar ba ci yàgg mu tëgg xasida ne rabbi nii rabbi raximi man Serigne Bamba yàlla moo ma yaral boppam buñ ñëwee diw baax na Sëñ Tuubaa danaan ku ko yar buñ ñëwee diw mën na jàng mu ne ku ko yar te ku ne xam na ni Sénégal lu ñu mën a waxal Amadou Ba kenn mësu ko dégg mu wax ju ñaaw man du ma ne nit yàlla ngay ñëw te gisuma ko parce que man bu liggéey jotee damay ñafe futteeku dem liggéey kon sama borom bu politique jotee ma ñëw politique lu ma am ma bokk kook suma famille ak suma njaboot ak sumay nit lu ma wax lu ma gëm
Amadou Ba nekk naa conseil municipal xamuma ko voyagé naa xamuma ko def naa politique dem naa campagne xamuma ko yàlla dimbali na ma lépp loo xam ne sutura rek loo xam ne nit mën na ko am rek tàmbali naa ko même bu yàggu te xamuma ko mais bi ma ko xamee nag laa xam ne xam naa nit ku baax ku intègre ku yaru ku diñ ku am loyauté au côté du président Macky Sall moo tax président Macky Sall lu mu ko defal mel na ni Parcelles Assainies yëpp la ko defal nu mu ko defal mel na ni ku tund Ndakaaru yëpp la ko defal Cap Vert yëpp la ko defal lu mu ko defal mel na ni Fouta yëpp la ko defal Amadou Ba opposition pouvoir amul ku ko bañ ñëpp ko bëgg mën na nekk liaison entre président Macky Sall ak opposition mën na doon liaison entre président Macky Sall ak jeunesse bi mën na doon liaison entre président Macky Sall ak waa parti parce que ku dimbali waa parti bi lool la lu ne gars yi wax na ko kaddu yeneen digg na ci Moussa Sy ñëw ci moom kenn mosu ko dégg mu wax loolu donc président Macky Sall lépp yéene boo xam ne am na ko ci Amadou Ba te muy lu gën ci moom ñu ngi ko koy souhaité mais ñun Amadou Ba mu nekk ministre ak mu ñàkk nekk ministre ak mu bàyyi politique sax ñun ñu ngi ci ginnaaw di ko ñaanal jàmm di ko ñaanal njabootam di ko ñaanal ñu koy jàppale ñëpp nag parce que ànd dafa metti nekk nañ ci situation yoo xam ni képp koo xam ni amoo woon ngor daw na moo tax je profite may féliciter ay ñoom Fallou Pouy ñoom ñi àndoon ñoom ñi nga xam ñi ngi jàpp ba léegi ñoom Babacar Gueye ñu bëri ñoom Rakami ñoom Nasser ñoom Abbas képp koo xam ne tey jii yaa ngi jàppale Amadou Ba rek mu doon loo gëm ñoom Bokar Jong ak xale yi ñoom Ndeye Yande vraiment muy doon ay nit ñoo xam ne ñu am dignité la maa ngi leen di ñaanal yàlla ñu ànd bu fekkee Amadou Ba li ñu koy waxal ak li ñuy ruuma daal lu gën la ci moom yàlla na ko yàlla jox bi jaay nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. amiin donc Khadim ñu ngi lay sant di la gërëm di jox di daje waa Parcelles ci beneen émission incha allah. jërëjëf Diawara jërëjëf merci beaucoup merci.